journal bi daal nee na daal procureur bi li mu jàpp mooy détenu bi violemment la doon mbëkk miir bi ba pare dafa jàpp ci grille cellule bi évoqué na nag vidéo wu 13 minutes boo xamante ne nee nañ daañu ko wan famille bi ak défenseur droit de l'homme yi ko doon laajte maa ngi ko doon wax sànq maître Ousseynou Gueye avocat de la victime nee na ce sont des histoires paasat dëgg gi mooy dañu koo torturer looluy dëgg moom Ousseynou Gueye loolu la avocat wu victime bi Seydi Gassama nag sama papa ñi nekk Amnesty nee na benn vidéo aucune vidéo ne sera versée au dossier sans qu'elle ne soit authentifiée tant que authentifié wuñu ko mu leer ne vidéo bi moo am benn vidéo duñ ko fi versé ci biir dossier bi loolu Amnesty International da koy bañ waaw nee na kenn du ko ci versé nag ci kàttanu yàlla tant que authentifié wuñu ko leeruñu ne lii ñu wax ni looloo am ba noppi xoolal aéroport baa ngi ni bu Saint-Louis man ne li ma ci neex aéroport bi yow ndaama la comme man aéroport Ousmane Masseck Ndiaye honoré na ko moom président de la république moo ko honoré Ousmane Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ci aljana yi gën a kawe ñu jarabal alamin ña nekkoon poste di fa liggéey gërëm nañ ko sant nañ ko ndax baaxam ndeysaan moom Ndiaye nee nañu dafa baaxoon humainement ndeysaan te ndeysaan moom moo ubbil bunti yi président Macky Sall ndeysaan yaatal ko ndeysaan jàppale ko moo tax honoré na ko tuddee na ko na ko aéroport bi tubaar fa kàll macha allah alors direct news xoolal ba tey mu ngi ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy inauguration aéroport bu Saint-Louis ñu ne Macky Sall nous sommes ouverts à tous les partenariats moom chef de l'État moo ko wax foo gisee guillemets rek mooy maanaam ñëw nañu moom ci expression boppam journal bi dafa ouvrir les guillemets fermer les guillemets nee na nous sommes ouverts à tous les partenariats xoolal bi ñuy baptiser aéroport Ousmane Masseck Ndiaye bi yow nabu ko Macky Sall dafa honoré xaritam de Pa Assane wax na ko waaye un illustre fils de Ndar wallaay Ndar doomu Ndar bu mag tubaar fa kàll Saint-Louis itam ñu ne est appelé à un pôle d'activité intense loolu nag li ko war a exploitation wu gaz bi attention plus de 23 milliards moom la ñu mobiliser ci travaux yi piste 2500 mètres de long 45 mètres de large xanaa kon lii gudd na teyaatu na tubaar fakal mu ne l'infrastructure est ceinturée xoolal fii boo xoolee ceinture bi fii benn mur de clôture la mur de clôture bi def na 7825 mètres tubaar fakal la macha allah natt nañ ko 2,44 mètres de hauteur mu ne désormais nag la coopération sénégalaise n'est plus l'exclusivité de personne loolu na leer coopération sénégalaise nekkatul exclusivité kii que ce soit et puis Macky Sall daf ko martelé sax ci inauguration aéroport bu Saint-Louis bii nga xamante ne Tchèque yi ñoom ñoo ko construire ngeen aéroport boo xamante ne ndaama la tubaar fa kàll waaye ndaama bu jongo ma ndaama bu seer ndaama muy jar 23 milliards de francs CFA aéroport bu Ndar. 23 wala 30 lu tax ñuy wax 30 ñii 23 la ñuy wax. ñii 23 la ñuy wax man 23 sax laay lire nag dem ba tey. yu bari waaw am na ñu wax 30 aussi. alors mais Mamy Sam. waaw. jàppal ma ginte te bu ko bàyyi xam nga lu lépp la ñuy wax. moo gën. dama bëggoon nga jàppal ma ginte te bu ko bàyyi rek. non ginte ga. jàppal ma ginte te bu ko bàyyi. damay bañ ginte gi àgg ñu ne ma pourtant du li nga foog li séeréer bi naan li ngeen foog du loolu. loolu lay bañ. ba dooma jàppal ma ginte te bu ko bàyyi. déedéet bu def loolu. suba incha allah. suba day fekk ginte gi jeex. critique nee na aéroport Ousmane Masseck Ndiaye bu Saint-Louis bi 23,2 milliards de francs CFA nee na pour des conteneurs. conteneurs yi jar 23,2 milliards waxuma ko de journal bee ko wax. journal bi nee na xoolal boo xoolee aéroport bi conteneurs yi gàtt gi mu gàtt as ndaamal la wax naa la ko sànq maag moom a tolloo teg mais dafa seet ci njëgam 23 milliards lay jar. waaw habillage d'orfèvre boo xamante ne qui risque de ne pas résister à l'usure du temps aéroport bi mu ne ce n'est pas exploitable d'autant que mur de clôture bi n'est pas encore totalement fini journal bi nee na kon dañoo inauguré loo xamante ne daanaka parewul ko fi dañ doon wax démb mu ne de la tour de contrôle au hangar en passant par les salles d'embarquement entre autres mu ne ce sont des conteneurs ay conteneurs la ñuy aligné xolal bii tegu ci bii tegu ci bii topp ci bii conteneurs yi noonu la ñu tegloowee waaw waxuma ko critique moo ko wax nee na daal aéroport bi ni ñu ko inauguré lépp parewul am na ci yoo xamante ne ni jekkagul te nag conteneurs yi moom foo romb rek di nga ci mbëkk benn bii boo ko tegee fii beneen bàcc topp ñëwal ñu xool ci beneen journal
ah waaye sama télé bi tey moom xaw ngaa yéex ni mu demee nii L'As quotidien mu ne xolal sa xarit a ngi nii procureur bi sa procureur a ngi nii sa xarit sa doom nday yow Pa Assane moom Diouf a ñaxoo Baye Samba nee na il y a une vidéo montrant buy wane que Mancabou dafa mbëkk boppam vidéo bi ko wane Amadou Diouf procureur de la République moom moo ko wax société civile nag mu ngi indexé wul kenn lu dul police te dafa bëgg nag lumière ñu def ko ci mbir mi le dañoo bëgg mu leer naññ société civile bëgg nañu mu leer na leer parce que vraiment askan wi bëggul lëndëm nay leer saay. Mami, on ne doute pas de la vidéo on doute de la durée de la vidéo 13 minutes nga koy xool nit muy koñe boppam ci mur. En tout cas. il faut aussi bu ñuy wax ak ñun ñu nangu ne ñun ay nit lañu et que dañoo am xel di xalaat ni ñëpp rek. non assistance personne en danger. voilà déjà loolu rek ñoom ñu ngi dugal seen bopp ci côté boobu te dara xewagul. en tout cas kon yow tam da nga bëgg mu leer. ñëpp a bëgg mu leer. Paasan da nga bëgg mu leer. nañ. kon nay leer ndax bëggu leen lu lëndëm nay leer saay. nay leer loolu Diouf dégg nga loolu ay te journal L'Évidence dafa ñëw ci li nga xamante ne moom mooy décès Mancabou bi évasion wu Pape Mamadou Seck bi itam journal bi ñëw na ci journal bi nee na des déclarations sans convaincre maanaam wax ngeen a wax ba noppi waaye da ngeen convaincre nit ñi ba tey amuñu conviction ne li nga xamante ne wax nañu ko nii yëpp dëgg nii la demee. journal bi itam ñëw na ci beneen bi affaire Serigne Hamza Inzaghi bi ak Ablaye Sylla ñu ne retournement suspect du verdict lii nag xam naa ñu ngi koy séntu ba xam yëf yi fan la wànnent di mujjee ki gëtëm. L'info ñëwaat na itam ci li nga xamante ne moom mooy génnub àdduna bu François Mancabou mi nga xamante ne bu ñu fàttee itam ne ci détention la nekkoon ñu ne l'État sommet de faire la lumière dañoo bëgg yëf yi leer naññ. certificat de genre de mort bii li mu conclure mooy mort accidentelle ñëpp gis nañ ko. waa léegi oui ma. fu accident bi amee ci gri yi mu mbëkk. waa léegi non c'est-à-dire xam nga la wax dafa grave. Mamy Sam fu accident bi ne. soo waxee mort par accident. médecin bi newu fa woon. pour wax lu ni mel. te borom xam-xam yi dañu wax ni. ñu ngi koy fàttali rek ci suba. ne. médecin bi xam lan la mën a lijjanti. waa ji lan ban objet koo def nii war a def nii bopp bi lan moo ci yàqu. ban traumatisme la dund. ak lu ni mel maanaam scientifiquement lan moo détérioré wu ci corps nit bi physiquement ba mu egg ci stade de mort. bokkul ak diwoo ko jam ak nii la ko jamee bokkut de. benn. bi ci des Mamy Sam. waaw man li ma jaaxal. loolu la jaaxal Seck. ca vidéo ba. li ma bëgg a wax nii. baa duma ko wax nag mu jeexal carte gi. ca vidéo ba la. ca vidéo ba la li nga bëgg a wax. parce que bu fekkee ni vidéo bi wane na ni waa ji kat moo jóg daanaka dafa xaru. kon kay du mort par accident. jërëjëf suicide la waroon doon. c'est que man accident bi fu mu nekk mooy sama problème. waaw non kon amul bu fekkee vidéo am na vidéo ba génn rek déjà encore que comme monsieur Gassama a dit il faut l'authentifier mais ka nga xam ne gis ngeen ko mu mbëkk boppam ba dem coma ba ñàkk ba kanam loolu kay du accident. moo faat boppam su dee loogu la. waaye leen na xam naa ko ci bakken foor na foor goo xam ni. am na bakken yoo xam ni sax. léegi-léegi nga toog diir door a gis la nga ca def mu dellu si ci aw. waaye am na bakken yoo xam baa ko fàtte daa dellu si aw léegi jooni lay doon. waaw ping pong la ci yàlla nañu yàlla muccal ci loolu. ping pong la. waaw yooyu bal ba de aller retour na lalu ci dëgg rek. bal ba aller retour lay def moom ak bal teg sa yam booy dóor muy dellu si. na la leer question yi ñu war a tontu ñoom moo bari. xaw ma ndax xam nañu gravité bi fi mu toll actuellement. xam nga na bu lu gën a indi jiixi jaaxal parce que certificat de décès bi. nit ñi gis nañu ko. mort accidentelle lañ gis. te xam nga lu gën a te nee nañ ci vidéo bi da doon mbëkku. te xam nga lu gën a indi jiixi jaaxa nab pour dëggal li ngay wax. ayca kaddu yi nga xamante ne jabaram da koo yëkkati moom Clémence Coly. waaw moom Clémence Coly nee na. man maa gis. deret ci moom ko te deret gu bari. mu ne j'ai vu le sang couler sur lui. Clémentine. waaw te nee na xoolal beaucoup de sang même. mu ne il m'a dit moom jëkkëram wax na ko ne gis nga dañu maa torturer.
jabaram ci boppam moo wax loolu. te lii dafay gën a indi jiixi jaaxa kon ci bopp te ba mu nit ñi. koy wax ak léegi nii toll na ci 14 jours. ah mais nag pourquoi bàyyi ba démb bi François di ñàkk bakkanam pour indi ay leeral. looloo war a Seydi Gassama di wax ne bu fekkente ne dossier médical bi ak autopsie bi dafa révélé que dañ ko torturé. nee na les tortionnaires ak l'État daañu rendre compte loolu nañ ko xam. te ba lii laa bëgg dégg Nabou. lii moo tax ma naan la sànq il faut nit di am lu muy craindre ak lu muy ragal. parce que gis nga xoolal fu mu mënti nekk ci àdduna même boo nekkee état lu gën a puissant war nga mën a am fenn foo xamante ne ni leer na la ne buñ la fa coincé doonu li gën ci yow foofu la ragal gi ne. moo tax taxawaayu droit de l'homme yi ñoom mu am solo bu baax a baax ci yenn situation yu ni mel. en tout cas lu wax ji di bari bu leen fàtte mbokk ne Amadou Diouf procureur nee na François Mancabou moom violemment moo mbëkk boppam ci miir bi téye ci grille cellule bi looloo am. waaw bu débat bi neex ba ngeen fàtte loolu nag. ay ko ci 13 minutes la ko def di mbëkk boppam. en tout cas di mbëkk mi grille. loolu yéeme na de. na leer tamit rek ñu xamee ko noonu. na leer de défense bi de moom nee na dinañu def seen liggéey moom. wala boog bu leen tëjee foofu bu leen xool ñu xool la seule vécue et racontée par monsieur François Mancabou à ses visiteurs mu ne vérité boobu noonu loolu mu wax jabaram wax ko ñi nga xamante ne dem nañ seeti ko dëgg googu nga xam ne François Mancabou génnee na ko ci gémmiñam mu ne loolu dina leer te dëgg googu mooy fës te loolooy am ala kulli aal nañ ko jàppee noonu défense bee wax loolu. ñun weddi wuñu procureur de. ah waaye comme nee nañ dinañ ubbi enquête te am nga vidéo 13 minutes soxlawul enquête ci gàttal ci xalaat. léegi nañ ñu fexe ba ñu nit ñi jotee ci vidéo 13 minutes bi rek. waate Seydi Gassama nee na vidéo bi authentique loolu itam lu am solo la dañu fexe ba na authentique. l'observateur ñëw na ci li nga xamante ne moom mooy décès mercredi dans les liens de la détention mu ne ceux qui ont tué Mancabou paieront. ah ci lu leer incha allah. kay leer na entretien bu mag nag le journal bi am ak maître Ousseynou Gaye moom mooy avocat wu défunt bi. ak avocat wu famille bi dellu si waat na nag ci biir journal bi ci circonstance wu deewu ki nga xamante ne moom mooy client boobu di Mancabou Amadou Diouf nag moom procureur de la République explication mu ngi nii ñëpp téye nañu ko par cœur leçon suit l'histoire jamais racontée d'un soldat du refus droit dans ses convictions mu ne les exigences de la société civile et des associations des droits de l'homme loolu yëpp journal bi ñëw na ci tey ci suba gi. Mami kii bu fekkee dañ ko torturer ndax nekkul di dëggal kàddu yu Guy Marius Sagna yëkkati woon fan yële ñu génn ñu ne dafa am ñoo xamante ne dañ leen doon dañ doon agrafe seeni awra ca bañ leen jàppee ci manifestation yële weesu et puis c'est grave que yow mii sénégalais lambda nga dans ta tête nga jàpp ne à tout moment bu ñu la jàppee yóbbu la mën nañ la torturer ca fa ñu xamante ne fa lañ la téye. man musuma gis nit bu. c'est grave musuma gis nit. te boobu ba tey dégguñu kenn ku ci tontu. na bu ko musuma gis nit bu torturer nit mu jëm rafet. ils finissent toujours mal. alpha ou bêta yëg bañ a yëg musuma gis nit bu sonal nit ci torture. teg ko ci lu ko neex rek ba pare am jàmm après. grave nag. te ak day topp sa jaboot da lay topp ci lépp. mais gisoon nañ ko fi en 2011 ou 2012 ñi ñu jàppoon ci manifestation yi te ñu bokkoon Colobane ñooñu seen awra yi ay puso lañ ci doon def. woy sama yow yàgg na fi mais tamit yow non mais li ñu wax rek lañuy déedéet mais awra ak grave awra puso bàyyi li ngay def yow lii lan la. mami c'est sérieux. mais je suis sérieuse aussi. bàyyi li ngay wax lii. lu ñaaw la. tu imagines la douleur daf lii nag moo ñaaw paasal. dafa ñaaw. lii ñaaw na trop bu dee am. mais bu dee am na lu ñaaw la. je sais pas si bonne base lañ koy teg quand bu fekkee il s'adresse à un criminel pour le lui faire criminel bu def lu bon ñëpp xam ne def na lu bon encore que sax humainement ça pose problème mais bu fekkee noonu la demee ci criminel plus ou moins on dira mais ci ñi nga xam ne dañuy xeex droit. lii du dëgg ci yoon bi ñu nekk lii waru see am dëkk bi ni muy doxee baaxul. ñooñu dañuy manifester ay jeunes sénégalais ngeen jàpp leen teg leen toor boobu wala gàddu leen war leen libérer yóbbu leen ba ginnaaw àll boo xam ne amul sécurité nga sànni leen fa ñu war a dox ñibbi si Dakar mais il faut être méchant pour faire ça. ay pratique la yoo xamante ne gis nañ ko ci conditions yi détenus yi di dund. te on le vit tout le temps da ngay dégg ay témoignages ku génn rek bu la waxee ci li nekk fa. mais Mamy Sam moo la gën a Mamy Sam comment vous pouvez comprendre Ngalla ak ñi yoo seetaan
moment bi ngeen di def loolu ay nit yuy manifester légalement. oui. votre chef d'État notre chef d'État. gracie des criminels yuy génn ci biti di reyaat yeneen nit xam nga affaire bi sunu kilifa yi dafa mel ni du ñoo xalaat. wala du ñooñu moom jaruñoo grâce grâce moom bu ñu koy wax moom dafa am. nga bàyyi bandi ñu moom grâce. bu rey nit ngeen libéré ko mu génn reyaat nit ngeen jàppaat ko fekk ñoo xam ne dañuy xeex ci dëgg ngeen def leen lool. am na ñoo xam ne de prison dëgg-dëgg til leen Colobane Sandaga la ñu ko jàppee di amul benn problème ci ñoom mën nañ di dugg di génn heure bu leen neexee c'est pas grave dañ koy gérer. du def va-et-vient. waaw Kédougou Ouagadougou Gabon lañ ko jàppee. du dara ci ñoom dugg beeg génn gi non loolu kippew ñu ko loolu garaawul soxorul ci ñoom. keeruñu loolu. jërëjëf booy Pikine keeruñu loolu mais pas Assane bu coowal Mancabou bi tax itam ñu fàtte Pape Mamadou Seck. attention ndax journal bi nee na sous boîte vocale depuis l'évasion de son mari mais famille yu Pape Mamadou Seck bii jaaxle nañu ci injoignabilité jabaram ji. ana jabar ji waaw non seulement injoignable. nanu ko wëri ana këram fu mu dëkk. xamuñu fu mu dëkk lii nag doy na waar de. nanu ndaw si du xam ne fu mu dëkk duñu ko fa fekk. mais ndaw si dana may Pape Mamadou ne may mes même tey. lii nag jaaxal na ma nag quand même tamit pour mën a xam fu Pape Mamadou nekk. non nag lii nag c'est vrai que xaw ma nu mu tudd direction kii bi xaw ma naan administration pénitentiaire bi le directeur muy wax ne Pape Mamadou na génn pour setal deram moom loolu la wax na génn pour setal deram mais si ñëwaatal tuuti ci journal bi. observateur bi dellu si Jean-Bertrand Bocandé nee na je demande à Pape Mamadou Seck de revenir pour laver son honneur il l'a dit ci point de presse bi nga xamante ne moo dem daal de son gré ñëwaat laver son honneur moo gën. ça aurait été bien nag moment bi muy def déclaration mu wax ñu nan la rëccee nan la demee nit ñu xam quoi. ak caméra yi bon malheureusement on n'a pas ces infos. te nee nañ xanaa foofu amul ay caméra de surveillance. mais dafa siyee xaw ma giri xaw ma. ci ko feebar noonu ci ko amee insuffisance rénale ba ñu yóbbu la hôpital. waa xanaa ba muy siyee am na. siyee lan mais vidéo de surveillance yi. au-delà loolu laa dégg dafa mel loolu laa dégg ñu expliquer. au-delà de tout ci bërëb yu mel noonu. xanaa dina am koo xam ne mooy nekk de garde di xool vidéo yi. di gis fa muy siyee xanaa dinañ ko gis. garaaw na de. li gën a bon ci nguur nag li gën a bon en fait il y a beaucoup d'informations yoo xamante ne en fait doo xam. et puis am na ku ma dégg mu naan pavillon spécial boobu ci prison wu Sénégal yépp ku feebar ak foo mënti feebaree fa lañ lay indi. comment est-ce qu'il a pu s'échapper simplement comme ça te ñeneen ñi yeneen détenus yi gisuñu ko. te amul keneen ku ànd ak moom. ci daw il a pris la poudre d'escampette. en tout cas le mandat ñëw na ci inauguration aéroport bu Saint-Louis mu ne Ousmane Masseck Ndiaye immortalisé journal bi ci la ñëw tey ci suba gi alors. ñu ñëw ci le quotidien dellu si na ci li nga xamante ne moom mooy décès François Mancabou ak évasion bu Pape Seck journal bi nee na tâche spéciale sur l'État attention parce que ces avocats parlent de torture te enquête nag ubbi nañ ko ci ñaari mbir yi yëpp pour xam nu wànnent di mujjee ki gëtëm alors le quotidien national Le Soleil dafa dellu si ci aéroport bu bees ba ak futur hôpital bu Ndarak plus de 700 milliards de francs CFA man de milliards yi ñuy wax ci dëkk bi investi Ousmane Masseck Ndiaye et Alioune Badara Cissé ñoom ñaar ñëpp la ñu boole immortalisé pour faire du Sénégal un hub aérien touristique sous-régional ñu ñëw ci quotidien Le Témoin mort ginnaaw garde à vue musclé ca police ñu ne François Mancabou la bavure de trop. C'est une question que se pose le journal. Absolument. nee na ay proches ñu ngi wax wàllu torture tabassage colonne vertébrale ba nee nañu dafa brisé dafa damm am na ñeenti jours coma ñeenti fan yoo xamante ne wax nañu Mancabou était dans le coma ci li journal bi wax mu ne la version à dormir debout du procureur journal bay wax de nee na Amnesty International dénoncé na te exigé na itam ñu def autopsie professeur Mary Teuw Niane nag moom nee na un mort trop de morts lii leer na nab wala. romb na leer. parce que nag coow li muy rëy rëy ñu ngi wax dafa mbëkk mi dafa jàpp giri mais xam nga dañ ba tey waxuñu ñoom clairement li nga xamante ne jot na fa génn ci ay informations comme quoi que dafa tëddoon colonne vertébrale bi la doon jàmbat finalement ses mains et ses pieds mënatu ci woon dara baat bi itam mu ngi doon jàmbat ni mënatu ci woon dara et nekk na ci état boobu pendant lu yàgg avant ñu ko yóbbu hôpital.
jabaram nee na bi ñu demee ba yóbbu ko hôpital bañ ko defalee pansement ba pare ba mu war a dellu ak état bi mu ko fekk dañ ne dañ koy delloo commissariat. en tout cas les échos ñëw na ci beneen moor itam Très grave. beneen moor Pa Assane mooy bu Idrissa Goudiaby ca Ziguinchor ñu ne la contre expertise prévoir dañu ko de altine incha allah ci Ndakaaru lañ ko fas yéene amal contre expertise bii nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu deewu Idrissa Goudiaby ca Ziguinchor motif de l'ordre des médecins na ñu ne plateau médical bu Ndakaaru moo gën a relevé bu Ziguinchor professeur moo koy def médecin dina ko assister boo xamante ne itam bokk na ci benn médecin boo xam ne famille bi ci boppam ñoom ñoo koy désigner. ki dencaguñ ko ba tey. waaye yow lan la ah. il y a c'est vrai que Mary Teuw Niane a raison il y a trop de morts dans ce pays là trop de et benn instant c'est lassant c'est difficile au moment où dëkk bi war a bànneexu. génnal foofu kon kaay ma dugal la feneen. ayca wuy ma d'habitude calme et réservé du xam nga ne moom dafa calme dafa réservé moom Abdoulaye Baldé. génn ci yooyu yëpp ay calme ay réservé yooyu moo fi jeex. Abdoulaye Baldé nee na dafa brocarder Ousmane Sonko te itam da koy jox leçon xam nga leçon de lan leçon d'histoire et de géographie en cours s'il vous plaît sur la Casamance. ah oui. waaw ba tey foofu doo fa dugg ñëwal kon di nga mës a dugg feneen hôpital bu principal deewu François Mancabou déclenché na nag polémique bu mag a mag foofule ca hôpital ba libération itam ñëw na ci beneen mbir xam nga libération suba bu ñu xëyee dafa am dossier bu mag cas bu mu ñuy tegal cas bu mu ñuy tegal tey ci àjjuma ji nag mooy mbirum 4,2 milliards de francs CFA yi nga xamante ne sàcc nañu ko ci SICAP am na ñaari mise en cause puis 3 points de suspension libérés waaw man dama lire rek ni ko journal bi waxee ñaari milliards 4,2 milliards la ñu sàcc ca SICAP am ci ñaar ñoo xamante ne ñoom ñooy mise en cause yi ñu ne leen nuuj jàpp ba pare après ñu libéré leen xam naa enquête baa jeexagul ci wàllu woowu lii quotidien ñëw ci coût du nouvel hôpital de Saint-Louis 72 milliards waa ñi juumuñu lii moom fu ñu jëlee lii ayo na bu yoraa xal ak Pa Assane bu leen ma bàyyi may monologue am na beneen 700 bu ma seen de. xanaa ay hôpital dong la ay hôpital la du benn. sama musóor bi sax tas na ci. su ma déggee ay milliards nii de sama fi bi day dem. mami tiit ba. mami dama bëgg a xam hôpital bi ay hôpital la wala benn. ah. benn hôpital la wala ay hôpital. Nabou moom la dama nekk ci situation de tiitaange. man mënuma moo lii tas sama musóor bi man dama tiit 72 milliards de francs CFA ay man milliards yi may dégg ci réew. waa Nabou dama ne. lii fu mu jëlee lii. moom lii quotidien fan la jëlee lii. 72 milliards pour une capacité de 400 lits plusieurs unités de cardiologie service de transplantation des organes Saint-Louisien yi nag mën nañu jàpp ne fu mu nekk nii soxlaatul nag ñuy dem Europe di tukki lu ñu bëgg faju mën nañ koo fajoo ca Ndar ndax lépp matee na fa. fii ak ñaata temps lay pare hôpital bi. ah defuñ ko. laaj ko ñu bind 72 benn hôpital milliards yi. defuñ ci 72. defuñ ci. yow tamit hôpital bu Ndar. benn. ñii di 23 ñii di 72 mais man lii laa bëgg ñu wax ma lii fu ñu ko jëlee. 23 bi pour kii bi. 23 23 bi pour aéroport bi la. ah. pour aéroport bi la. nga ni benn dama jàndaxee man 72 mille man ay milliards yu bëri yi man. moom sama àq da lay dal. billahi damaa jàndaxee wuyul Afritech transformation numérique ñu ne la loi start-up votée décret d'application bientôt effectif 10 millions de francs CFA et 10 ordinateurs portables ci benn salon start-up boo xamante ne ñu ngi koy ci la ñu nekk alors 100 milliards à disposition de l'écosystème et du numérique alors source A ñëw na ci décès annoncé bu Pape Mamadou Seck 72 milliards yi nga ne pour lan la hôpital bi la. benn wala ñaar wala ñett. benn hôpital benn donc. 23 milliards yi waa Ndar moom kon. pour ay conteneurs. Ndar moom dañoo def ndëpp Ndar wala comprendre ba Ndar moom Ndar nag mooy avenir bi dafa nekk benn pan ci avenir bi alal ji fa nekk moo bëri. waaw kon nañ dem Ndar ñu dëkk fa kon. alal ji gaz bi. mais léegi kon pétrole bi alal jee bëri. waaw foofu foog mu am yoon boo xam ni ñi koy soxla ñoom dañuy ñëw duñu jaar Ndakaaru duñu jaar jas dañu naan cëpp foofu. jàll li ñuy sans rene trace dem seen yoon. paaye yàlla na ñay cëpp foofu ñun ñu jot ci. et xulli aw la ma waxal boobu ba tey
nañu dal télé bi 2 ans ñu yóbbu ko Ndar ñu toog fu ñu installé. loolooy waaw dëkk idée la milliards yi dem bëri dëkki na Ndar ñëpp dem nañ dem li dëkki Ndar milliards yi bëri na Ndar trop. na ñëpp dëkki Ndar. te comme pétrole bi foofu la nekk. na ñëpp na dëkki ñëpp Ndar dem dëkki Ndar ñu bàyyi capital kon kay yëf yi kon ndeke du jam ñaajo kon. mukk jam ñaajo erreur la. mais kon du jam ñaajo. sol mais gonflant la wuy ma dans 20 ans fii ak 20 bâtiments yëpp sonax. décès annoncé bu Pape Mamadou Seck ñu ne la panique de Sonko paniqué na ay instructions yoo xamante ne membre Pastef Daaru Muxti ginnaaw entretien téléphonique bu am ci diggante leader bi ak Serigne Abdou Mbacké kii nga xamante ne moom mooy petit fils u maam Thierno Birahim Ousmane Sonko nag dafa bëggoon entretenir ak kenn ci ñaari jabar yi nga xamante ne moom la Pape Mamadou Seck am ñaareelu jabaru Pape Mamadou Seck moomu nag benn parent la bu meeru Daaru Muxti mi nga xamante ne mu ngi bokk ci mouvance présidentielle bi xanaa kon maa mën a tekki ci wolof. Journal bi nee na plusieurs blessés de nombreux véhicules saccagés lors des heurts entre partisans de Ahmed Aïdara ay man Ahmed mii et ceux de Racine Talla à Guédiawaye ñu ne ça commence à péter pété na pire bu dee lii am na ay blessés lii yaa tax Ahmed ñëwul waaye yow doo woo yow Pa Assane Ahmed ba xam ndax blessé wul kon ñu xool ndax dina jël ñu xool ndax mu ngi ci jaar. ah Pa Assane yaa ngi billaay saa neex doon wax naan yaa ngi dee waaye dee nga sa musiba de Pa Assane dee nga sa musiba. woo sa doom day ñu xam. woo sa doom day ba xam ndax blessé wul. Chérif day noppalu. plusieurs blessés de nombreux véhicules saccagés ci ay heures diggante partisan Ahmed Aïdara mii wax naa leen pànk la indaale pànk comprendre ma loolu. ay Ahmed mii su ma wàccee dinaa dem xooli ko man dinaa dem xooli ko man sama mbokk naa ko xooli ba xam journaliste nga boo ñëwee doo dugg waaw duma xool ndax gaañuwul la sa jikko nga yóbbaale internet yi ma yónni pour ma xooli Chérif du ko nangu du jël kenn mënu ko non dafa sonewul sax kon gaañu na ba gaañuwul ay waay man Ahmed mii man li musuma koo gis da ngeen di wax Bayre Sonko waaye Bayre Ahmed Aïdara tamit Sud Quotidien de nee ñëw na ci mooru François Mancabou ñu ne arrêté dans le cadre d'une enquête boo xamante ne nag dafa jëm ci wàllu acte de terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État procureur bi nag étalé na version loolu la journal bi xëy bind organisation droits de l'homme yi ñu ngi laaj benn enquête bu impartiale tribune dellu si waat itam ci mort suspect bu François Mancabou ñu ne la police au banc des accusés journal bi nee na hôpital principal mort accidentelle la wax waaye Amnesty autopsie la bëgg ak enquête bu sérieuse Birahim Seck coordonnateur bu Forum Civil nee na nous avons l'impression dañu am impression que ci dëkk bi ñu ne dans ce pays dee dañ koo banaliser ak dem kaso ak dugg kaso jërëjëf na bu koor tubaar fa kàlla laaw la cat yàlla na la yàlla fal cat doom jërëjëf man bi ma déggee Fatou François Mancabou démb xam nga lu ma njëkk a xalaat que léegi personne n'est en sécurité yow mën ngaa toog fii wax li ngay wax wala ma toog fii wax li may wax génn ñu ne ma niit yóbbu man sans explication valable dégg naa benn kilifa démb sans mandat d'amener am na ku ci doon wax naan oui dañuy wax ay liberté de kii mais xam nga même ba ci liberté de presse bi journalistes yi dañuy am na ci ñoo xamante ne dañuy wax lu leen neex te loolu du yoon parce que liberté itam dafa am fu mu yem boo déggee ñu naan liberté de presse dafa fekk ne jàmm moo am ci dëkk bi bu jàmm amul woon ci dëkk bi liberté de presse du am ma ne ko dëgg la waaye Clémentine Coly mii xoolal mu ne la femme de la victime dafa démentir procureur bi brandir na permis de port d'arme bu jëkkëram itam loolu itam bu ñu ko fàtte coowal Mancabou bi vraiment coow bu doy waar la boo xamante ne mu nekk ci bopp ñëpp fu mu nekk nii alors Vox Populi ñëwaat itam ci affaire gu force spéciale boobee François Mancabou ñu ne une mort, 2 versions et des interrogations ay laaj yu samp lu dul jeex procureur bi moom fëlee fee ne automutilation la mu ni il ordonne une autopsie et une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse boo xamante ne DIC lañ ko confié jaru ko automutilation gis ngeen ko ana enquête ana autopsie ginnaaw mu ngi ne fàng kay comme vidéo la lu ne teleen na fàng loolu de lay kenn du ko produire en tout cas famille beeg avocat yi ñoom fi ñu jàpp dañ koo mooy ba mu te fu am vidéo am na ay témoins wàllum torture la ñu wax de maître Kabou parle de Netflix maître Ousseynou Gueye détruit les preuves du procureur attention permis de port d'armes datant de 2015 fait surface après la sortie du procureur waaw attention paasan yooyu information yëpp yow it ndekete amoon nga ko wax na ma ka wax nga ko tey ci suuf ba nga xëy
moo tax man da law la ca sa xarañ te duma ko siiki saaka yow mii am na boo tëddee guddi ku lay dee yéen nii waxa rek yow mii li journaliste naa refus de révéler sa source pas Assane yooyu ngay def. est-ce que le journaliste d'investigation. kii moo raw investigation yow fajar mu wax la wax boo xamante ne. léegi man du ma wut source. léegi Babacar Touré laa yoo wala Baye Ale allo la xew nu wax ma wooguma leen nag ci lenn bala ñu naan dañuy wotante. jar na leeral de teewuloo. jar na leeral de Babacar war nga ko mën a invité fii nag wala. ma ne ko jar na leeral de. Nabou Walf Quotidien dafa ñëwaat ci mort suspect bu François Mancabou ak ñeneen ñi ñu ne la liste macabre des crimes sans criminel ay crimes yi am rek te criminels yi xamuñu ñooy ñan kenn du leen jàpp kenn du leen tegum loxo procureur bi moom entre détail et zone nombre Walfadjri moo ko wax mais nag surtout lii ba Assane attention titre bii nag dafa am solo ay crimes yoo xamante ne sans criminel ana criminel yi crime yi am ñu leen rey. waay moom daal commissariat ku fa dugg doo génnaat. loolu police Sénégal yéen a ko war a bañ nag loolu war leen ko nangu sax loolu dafa jekkul sax. wuyul ñaar ñi. et Mamy Samb est-ce que tu sais une chose. Barthélémy Dias ak Mimi Touré. est-ce que tu sais que dans l'histoire là. et dans l'avenir. est-ce que tu sais que ñi nga xam ne ñu ngi def loolu yëpp te jàpp ne ñu ngi tranquille nii attention. un régime peut changer. beneen nguur mën na toog. ñu répertorier ñi jotoon def ci période. attention de kilifa yi moytu leen de. attention moytu leen de li ngeen di def tey mën na leen dabuwaat suba de ñu indiwaat date ya indiwaat mbir ya ku weddi laaj préfet wu Rwanda ba. ay diir mu foog ne mu ngi ci jàmmam. mu nga nee ñuy tëj daanaka. genn wàllu àddunaam. attention kilifa yi li ngeen di def bàyyi leen ci xel de. attention régime bi day dem beneen régime day ñëw. budul bii di ba ca des moytu leen. tension ñëwal ma xool record Chelsea visite médicale passée ak succès Koulibaly ñu ne grand début de Koulibaly incha allah le 20 juillet yal na ko fa yàlla defal ndam lu yaatoo yaatu stade quotidien du sport ñëw ci mercato bi ñu ne ay coïncidence ci seen ay carrière Mané Koulibaly ñu ne comme ay seex tubar fa kàlla macha allah yal na yàlla fal leen cat. amiin waay ngeen yeggaleeg seen sago. sunu gaynde yi. Sadio Madio ngi ak Koulibaly mu baax mi nga xamante ne tubar fakal la ba mu takkee barasaar ba tey kenn jooyu ma ngi koy gérer nice ci fulla gi ci jom gi ci fit gi ci fayda gi waaye itam xoolal Marseille triplé pour démarrer Bamba ngi Bamba baax Bamba wóor boo wuyoo sa turandoo tubar fakal la macha allah kenn du la attan ñu ne Bamba l'homme fort de l'attaque fa si yéen cette saison question la boo xamante ne journal bi da koy laaj Gana Gueye itam Galatasaray mën naa ne ñu ne Mbaye Diagne valide mais xam naa yooyu ba tey ci wàllum transfert yi la parce que xam nga transfert yi na daf ñu amal solo ci sunu gaynde yi ci club yi nga xamante ne ñoom la fa la ñuy évoluer ñu jeexalee ak sunu lamb Khadim Ndiaye persiste et signe Sa Thiès amul benn chance ci kanamu rëg-rëg na bu looy xapp-xappali bët maa ragal rëg-rëg danga koo ragal ñemewoo rëg-rëg kon yow Khadim Ndiaye yéen a bokk gis-gis wala man waxuma lool de man Sa Thiès laa fa ay yow Pa Assane bu lamb bi jigéen amoon yow. pourtant amoon na de ay temps amoon na. dama fàtte mbër ba dama fàtte mbër ba gàtt carrière wax na dëgg. amoon na. mais nuñ daan bëree ñoom. dañuy sol blouson sonkonte. loolu du làmb. Pa boo déggee may wax làmb lee tax Pa léegi imagineel yow lii ñu tëgg ko jigéen. ah déet loolu mënta ne. ah loolu moom lii moom mënta ne moom loolu mënta ne. lii moom mënta ne xanaa. yow moom man Samb yow tey jii boo doon bëree yow noonu lay def. c'est que nag man. yow ak Nabou Cor fu mu ne nii bu ngeen seexoon combat. nu leen di def man wuy ma lan lañ koy waxee déclaré na. forfait. bàyyi na d'accord. man moom xam naa ne bis bi ñu may tëgg ci lay bàyyi. xoolal man dama yembar man na Pa Assane bi ñu ma tëggaloon làmb moo ñëw nii xoolal ma lambaya nga ca lambay biram numbee nga ca bul maa jara tëggal xaw ma nan na nag nag maa jara way maa jara ma da gi maa di waa ko ñaay oui damaa ju maa di fajar yaa ngi dégg ñu may tëggal may tuus yaa ngi dégg convoqué ndeysaan maire yi ak ut benn ippo ngaari bu jigéen boo xamante moo fay nekk naan ma mami ayca bàyyi ma nekk ippo ngaari bi ma naan ko ginte cere bu ndawalu ginte yaa ngi dégg
kon nga gis làmb ju neex Pa Assane waaye Pa Assane bul làmb ji jàpp ba nga fàttali tey la àjjuma revue des titres bi jeex na suba samedi dimanche damay noppalu ci kattanu yàlla ba mami suba dañuy liggéey ñëw ma waa campagne bi nag maa bañ tey duñu dem couvrir sama yoon nekku ci ñaaw na nag ñaaw na merci mami pour la revue non mami amul tout à l'heure di nga def revue de presse namm nañ sa revue de il faut impératif ah. yàlla baax na paasan tàggatool sonn man ayca paasan ñu tàggatoo ba ëllëg yaa ngi ci mami de jeex na tàkk SNF ñoo far juma mubarak Sénégal ñoo far mu ngoog. ba xamaa ngi naan ba suba ba lundi altine incha allah ba lundi incha allah tey di ngeen ñëw nag ñu dem couvrir kii bi na bu koor fii nii ci xumbaay beeg mumbaay gi Ousmane Sonko kii dina neex de tëdd noppalu tuuti. man de damay ñëw waaye yéen bu leen ñëw man de damay ñëw bugguma ko ma nettali dara ci kàttanu yàlla ak baaxam. ah bon waaw chers internautes ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje lundi incha allah fajaru la woon du lundi au vendredi ñu ànd ak yéen ci lépp lu soxal actualité merci à toute l'équipe technique ah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen abonné nag ñu bu ngeen abonné laal cloche bi comme ça saa yu notification amee ngeen mën ko jot mën a àddu ci seetaan ko sur la 2A TV l'information continue ci suñu site web www.